Abdoulaye Diop xam nga salaamaaleykum maa ngi nuyu auditeurs yi bu baax a baax damaa sant yàlla bi nga xamee ni ñi nga bokkal plateau bi di liggéey ñëpp yéen a bokk li nga xam ne moom ngeen gëm bokk ki nga xam ne moom ngeen gëm ñun ñëpp Serigne Bamba lañ gëm mais gars yi dañu maa gis ma jàll beeg leket beeg yooyu naa ma incha allah dina mat may leen waaye yéen dina mat gi ngeen bëgg a jàpp ba kañ xanaa da ngeen jëlul jàpp dina mat de ñun ñëppay màggale de. waaw xam naa ko mais man ma déglu ma ni ngay màggale yóbbu kër maam Thierno noonu lay màggale yóbbu kër sëñ Bass la bëgg ma jox la li ma yóbbu kër sëñ Bass. ban daal yéen fa ngeen jëm. waaw am na ay terrasse ak ay kër ak ay. ku la ko yooyu wax yëpp am na fa. ku la ko wax ñun àll ba leen jëm. waaw àll ba yéen da ngeen a war a wàññi. da nga xam fu ñu jëm yéen da ngeen a war a wàññi ci li ngeen déedéet xamal fi nga jëm rek. te yow Cheikh Bass dimbali na la. nu ma demee yow Serigne Saliou dimbali na la. waaw ñun dañoo bëgg borom daaru dimbali ñu. dimbal du kii de. kon baax na li ñu gën a dimbalee rek ñi. yow borom maam Thierno dimbaliwul. lu borom xam-xam ba wax. waaw. ba Bambey dem ca géej gi. waaw Thierno la dénkoon waaw waaw. waa jeex. daaru rek la ko dénk de. waaw ak la yor daaru. ak lépp mais moo tax kees yaag banque yaag lépp. xam nga sëñ bi amul woon poos. yàlla baax na. daal jàpp ko foofu rek. yàlla baax dina mat. ku abaa ñëw di màjjal ne ko. waaw ba Bambey dem ca géej ñu ngi ziar maam Thierno bu baax. baax ñu ngi ziar. naka mu ñu ngi lay ziar bu baax a baax di ziar Ndiaye di ziar ñiy déglu ñëpp di leen ñaanal jàmm rek te di sàkku ci ñoom jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def jàmm ci biir kër yi def jàmm ci bërëbu liggéeykaay yeeg mbedd meeg poos yeeg fépp rek def jàmm ci xol yi waaw yàlla na yàlla yokk jàmm ci xol yi waaye Ndiaye jàmm ci xol yi baax na de. am na solo de. waaw yàlla na xol yi am jàmm yéenante jàmm. xol yi féex. xol bu féex neex na de. très important. waaw xol bu féex ni nit ñi di fexe seeni xol di féex bu kenn di nangu ñuy nit di tàngal sab xol. fexeel sab xol di féex fexe ko rek nga xool. maa xam nga dara baan. waaw ku la ëpp li muy féex wala ku la ëpp lu muy bég mbaa di kontaan moo la gën a wér. moo lay gën a gudd fan. moo la fi gën a yàgg waa kay. waaw man nag dama dul nangu kenn. di xatal sama xol wala ngay tàngal sama xol damay nag soo ma fekkee rek maa ngi jéem a sama xol bi féex. waaw ñaaw naaw lool waaye sama xol a ngi féex moom. bàyyi loolu waaye bàyyi loolu soo waxee loolu sama yaram bi day daw. luñ koy daw non mais dëgg la loolu. du bu daw. ah bàyyi loolu xanaa waaye. xamoon ni rafet ci xol la. xol bu féex ki la ko gën a féex la xol rek kookoo la dàq. rafet du ci Yacine Pouy looy seytaane nga. non rafet du ci kanam non rafet du ci kanam rafet ci xol la borom xol yu féex yëpp. am na solo am na solo am na ñu nekk ci àjjana. ñu ngi lay ziar Ndiaye am na solo. maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax. xoolal Ndiaye da ngaa rey yaram bi nee naa la boo nee ay man damaa ñaaw mais sama xol dafa rafet rek nit ñi seen yaram yee dee. ah bon ay loolu waaw. mais loolu ci la bopp. non kanam gi xam nga kanam gu ñaaw ak xol bu ñaaw. du benn garaawul kanam gu ñaaw yooyu yëpp garaawul ñun ni ñu mel nii boo nee. yow fii xam nga fii nga koy waxee. bisu dégg nga saa di waxee booy bu il est impoli sa gos la. Ndiaye maa ngi lay ziar. biteel bi daal biteel bu ne lu mu def. waaw moom la saañ ba di xëy. dëgg la de. kanam gu ñaaw. reflet. yaa tooñ tey moom yaa tooñ. man lay sànni xeet. aba maa ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi lay ziar. bala ngay yegg ci màjjal mekk la ko tax a jóg ak yu baax yooyu ngay def. may ma nuyu ñeneen ñoo xamante dañoo nekk fii ci xalaas di nekk ci réew mi dafi def yu baax. waa établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère borom gaamu vite fait yi. may sàkku ci gaañ ñi nga xamante ne ji ñoo ngi màggali. ni leen ko sëñ bi santaane. ñu wàccoog moom. yóbbu ay masque waaye nag xam nga dañoo nekk ci jamonoy nawet. nañu faratal gaamu vite fait. ku ko man tey dem di ko yóbbaale. wutal ci gaamu vite fait bi cuuraayu bant la boo ko taalee mu dàqal lay yoo. am na pompe boo xam ne foo ko pompe weñ yi ni ñu baree. ak mbóot yeeg yooyu yëpp daf lay tàqaleeg moom. ñi nga xamante ne ji jamonoy màggal dañuy bëgg di féexlu ci biti. nañu yóbbaale crème vite fait bi boo ko diwoo fu la neex mën ngaa tëdd yootu la sonal. établissement waa kër Serigne Touba Fall et frères 77 555 11 11 wala 77 696 34 67 wala 77 441 06 38 établissement waa kër Serigne Touba Fall et frères bu weesoo loolu. ñi nga xamante ne ji dañoo bëgg a tukki bu jaar ci yoon amuñu duñ am benn problème amul ay toogal fii ak yaa fi def lii ak yaa fi wax lii nañu tenter seen chance ci Green Card Sénégal seet nu ñu mën a gagné Green Card mën a dem Amérique nekk fa en toute légalité mën di ñibbi te benn problème duñ ko am. loolu nag ni ngay def mooy dem ci stand yi Green Card Sénégal di def nga xamante ne ji kon daanaka ñi ngi fépp ci dëkk bi foo ci dem rek moo xam fële nga xam ne moo di ca monument obélisque rond point JVC rond point Abbas Ndao am nañ fay stand nga tenté fa sa chance bu la yàlla mayee nga gagné ci Green Card yi ñu mën a tukki ñoo lay accompagner te li may faral di wax am na ci ñoo xamante ne ji ñoom ay tappaleeg yooyu moo leen tax a jóg bii ma leen di
di wax nag doxul ci yooyu 10 ans ngi ni ñu yëngu ci loolu. am na ñu yóbbu am na ñu ca gagné am na ñu ci dàq seen wërsëg. 77 022 27 22 22 77 027 22 22. ngeen tenté seen chance pour mën a gagné ci green card yooyu. am na solo gaamu téléphone Airfa laay jeexale ñu di partenaire ci xalaas di partenaire waa réew mi ndax li nit ñi soxla ci téléphone bu baax dañ leen koy indil. ba noppi di leen gunge ñi ngi indi benn téléphone bu tudd Halo 4 Pro. nga xamante ne ji mémoire 64 giga la. batterie 4500 milliampères. RAM 4 giga. écran bi 6,3 la. ba noppi nag ñeenti caméra la téléphone bi di am. double SIM 79 000 lay jar. muy Airfa boobu di Halo 4 Pro. nga xamante ne ji buñ la ko jaay dañ la koy garantir 13 mois. mais également bu fekkente ne dafa laaj réparation. ci maanaam téeméeri fan yi jiitu ñetti weer ak fukki fan. buñ la ko jaayee lu ci yàqu rek demal yóbbu leen ko moo xam mu dugg ci ndox écran bi toj wala lu mën di mel. ñoo la koy defaraatal bu mënta baax ñu jox la beneen. seen service après vente. voilà mooy mi ngi noonu ci avenue Lamine Gueye la nekk. ku sa téléphone Airfa yàqu demal yóbbul leen ko. am na solo garantie 13 mois la téléphone bi. am na solo loolu mi ngi noonu Aba. am na solo ay ca baan boo noppee ñu dem ci xalaas bi njëkk. lu mu wax waaw xalaas ba ñu nekkoon démb. xam nga démb sunu mbokkum soldaar boobu ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla wéral. jàppale ko boobu mu jógee ci tolof yooyu yëf yi daal gën a woyof. njaay démb dafa am benn soldaar bu fi teg boo xam dafa demoon Mali. armée Sénégal moo ko yóbboon ànd ceeg ONU. waaye bañ demee foofaye daal dafa amoon ay jàng yu fa amoon ci jot li ñu waaj wax. daal mu daanu fa bi mu nee daanu nag dañu gën a puus daanu bu daanu lan la. ndeke di jàngee dafa daanuwoon jël d'après li nit ñi wax ak moom tamit li mu wax. ak li nga xam ne moom la ay yenn classe am wax ak armée léegi nag mu jëlee fa mu paralysé mu feebar ñu jëlee ko Mali indi ko hôpital principal faj ko. maanaam ay jàng moo amoon. ay jàng amoon mu dem ca. yëf yi dugg ko. voilà mais nag xam nga dañ leen ne autorisé pour ñu dem. su tabaski jotee dañ leen ñu bàyyi korite jotee ñu bàyyi événement bu am ci yooyu daal ONU da leen autorisé pour ñu dem ca. amañ ci demee nag loola am ca léegi ñu indi ko fii faj ko mais faj mi daal gis nañ ni kii mënatul jóg. d'après armée. léegi nag après ñu yóbbu ko këram. nee na nag moom kenn defalu ko dara démb bi mu koy wax ci rajo bi nee na daal armée dafa mel ni daal armée da koo abandonné. ci ay waxam soo ko dégloo ni mu waxee. askan wi affaire bi nag metti Sénégalais yëpp ñëpp di ko jooyal pour ku ko mën a jàppale nga jàppale ko joxe nañ sax ay numéro téléphone yoo xam ne pour ku ko mën a jàppale. après ñu def appel nag woo général bi woo armée pour que ñu dem assister ci ko su fekkee bu li waa ji wax am na. Sénégalais ànduñ ci. rafetlu wuñu ko. ñaawluñu ko ab soldat bu doon demoon liggéeyi même su fekkee dafa demoon ci leneen loo xam ni bokkut ak affaire militaire dara mais nañ ko assister rek. léegi nag bi ñu paree ci loolu comme nit ñi koy waxee fii ci kër gi il faut ngay déglu ñaari parti parce que tout malade bi lañ doon déglu ñun nag DIRPA defoon na communiqué mais daf ko bindoon en français mais ñun fii waa xalaas fexe nañ ba DIRPA wax. waa DIRPA nag colonel Diop te boppam moo ko jiite. déglu li mu wax. ñu ngi ko colonel Matar Diop moom mi nga xam ne moom la ñu dénk DIRPA moo colonel ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay sa mbokk auditeurs yëpp. waaw moo colonel lan nga ñu mën a expliquer ci kaawu soldat boobu nga xam ni nee na woon dafa defoon accident ci fële ca Mali est-ce que mën nga ñu revenir raatal ci affaire yi naka la dem. d'abord damay masawu premier classe Cheikh Ndiaye parce que donc ñu ngi koy masawu di renouveler suñu solidarité ak moom parce que ci ñun la bokk. donc boo amee ku bokk ci sa famille dara dal ko lu munti am dafay métti. donc moom métti bi mu am la ñu am ñun tamit quoi. vidéo boobu mi mu def mu circuler mu indi émotion bu bari ci askan bi. loolu dafa wane quand même cofeel bi Sénégalais yi am seen armée. et que loolu bu amee daf leen di jaaxal. parce que loolu du xam ne loo xam ne dañ koy séntu ci armée sénégalaise. premier classe Cheikh Ndiaye dañ ko désigné mu dem Mali pour def mission. depuis quelques années am nañ contingent bu dem foofu. di jàppale waa Mali ak Nations Unies. chef contingent bu daaw bi la nekkoon. mais maintenant li mu gaañoo ci opération yi. nekk woon patrouille wala liggéey militaire lu ñu mën a wax. li muy gaañoo dafa amoon ay jànk. ci benn cérémonie. parce que ONU dañu am ay seen code. yoo xam ne en matière de religion ak yenn fête culturelle ONU moom dafay encourager ñu def ko. bi ñuy def jàng yi. Cheikh après xaw ma dafa daanu leer en tout cas daal un moment si biir jàng yi dafa jóg. cooware boppam mu dem mbëkk
comme ni ñu koy defee rek. mbëkk benn préfabriqué parce que ci camp uni ci àll bi la ñu nekk. dañuy def ay préfabriqué yoo xam ne genre ay néegu weñ la. bu ko demee mbëkk ko nag mu am traumatisme crânien. bi mu ko defee ONU parce que foofu Sénégal boo xasee bu yóbbu say doom foofu ONU moo leen di gérer ONU jël évacuer ko hôpital principal moom mooy hôpital de référence bu MINUSMA Mali. bi ñu ñëwee médecin bi diagnostiqué ne kii dafa am tétraplégie daal moom mooy koo xam ne dafa paralysé parce que bi mu mbëkkee def na ay kii ci moelle épinière bi daal en tout cas paralysé na ci membre yi te paralysie boo xam ne elle est définitive te mënu koo faj fu ñu ko mënti yóbbu kenn mënu ko faj parce que voilà dafa paralysé donc médecin yi téye ko pendant 4 mois donc bi ñu ko téye stabiliser ko maintenant koo xam ne mënatuñ ko faj dañuy xool nu mu mën a demee këram ñu accompagner ko donc médecin yi génne ko loolu ku mu munti ne aussi civil ak militaire ak keneen ci am di nga dem ci yenn kër yoo xam ne da nga fay fekk yenn malades yoo xam ne ils sont pris en charge à domicile loolu mooy li hôpital def principal bi ñu ñëwee donc blessé nañu ñëw ñu ne kii dafa paralysé loo xam ne du wér donc ñu koy faj stabiliser ko après au bout de 4 mois ñu jël ko delloo ko famille am mais bi ñu ko delloo famille am aussi delluwuñ ko noonu dañ ko joxaale benn lit médicalisé électrique mu yóbbu ko këram donc hôpital foofu la yem maintenant première chose bi quartier def mooy médicament yëpp yi muy def te loolu mutuelle dañu am benn organisation mutuelle donc boo amee grand blessé mutuelle daf koy jël en charge maanaam médicament yëpp suñu ne depuis bi mu génnee ba léegi donc ça veut dire que depuis médicament yi mu yor yëpp mutuelle moo koy fay xanaa lu mutuelle yëgul donc loolu lañ njëkk a def ensuite bu mu demee këram avant muy dem këram sax parce que ñun dañu am li ñuy wax direction de l'action sociale c'est-à-dire benn district boo xam ne benn colonel moo koy diriger kooku obligation la si moom mënul toog 1 mois te warul hôpitaux yëpp bu dara amee da ngay vérifier xam na nga def parce que quartier dafa ne loo xam ne dafa am importance ci dëkk bi quoi et puis l'armée sénégalaise quand même dafa ne quartier institution am dañ ko respecté bu déggee lenn da ngay jël sa micro nga ne waaw lii nu mu demee mais faut pas ngay verser dans l'émotionnel après def wax loo xam ne amul te vérifié loo compliment quoi comme ni nga def loolu moom maa ngi ko rafetlu. waaw non dama lay wax rek ma jàll gisoo ci awoon 15 millions dina baax de. man de 15 millions yi xanaa ñu xool yi Crépin jox yi ma dégg ci site internet bi ñu ne moom la Crépin jox ci yoon murit en tout cas bu dee moo ko def. fële la defe naa de. te moom du jullit est-ce que du dëkk boobu ne. waaw te moom du jullit vraiment bu defee loolu. dina nekk lu rafet nag mais mbindum internet la de. waaw bu dee moo ko def. bu dee moo ko def loolu moom dina rafet loolu ay yëfi sëñ Bamba moom amul tànk ginnaaw moom tànk kanam rek baan. waaw dire pas pareegul wax na expliqué na affaire bi maanaam feebar ni mu def ba feebar bi dal ko. lan la ko kii defal. lan la ko. armée defal ñu déglu ko. moom dafa jàpp ne armée daf ko abandonné. non abandonné ko loolu laay wax. jox nañ ko ñaari chaise roulante. contrairement à li muy wax. am na ñaari chaise roulante maa ngi photo yi fii ak vidéo bi war nañu ci tëdd. soutien de proximité bi war son chef d'état-major. parce que armée de l'air la bokk kooku seeti na ko ak jabaram. ànd ak soxnam dem seeti ko hôpital. c'est un général. vraiment nemmeeku nañ ko. dimbali nañ ko ci mbirum xaalis. maanaam daal fàttewuñ ko. dafa nekk position bu métti mu nga am peut-être kenn abandonné ko te du malgré lii mu am wax ñi yëpp du tax ñu abandonné ko parce que ci ñun la bokk te armée sénégalaise boo xoolee en Afrique ñun structure sociale bi ñu am. ñu ko am bariwul. xam ne yow da ngay dimbali ñeneen pas ñeneen askan wi. tey boo demee HMO wala nga dem infirmerie bi nekk Kédougou wala bi ne Ourossogui. boo xoolee jël ci consultant yi 80% ay civil lañu. donc yow mën a def loolu ba pare ku bokk ci yow di liggéey ak yow ba ndogal dal ko nga ne da nga koo abandonné donc abandonné wuñ ko te li ma wax ni yëpp mooy firndeel ne ko. kenn mos koo abandonné. naka nañu ak moom. équipement yi war jox nañ ko. jàppale bi war au plan financier CFM yëpp ñu ngi koy def te moom sax wax na ko nee na jot na ndimbal système nga defoon tabaski bi waxu ko. wax na ko waaw. koo fàtte kay doo ko jox ndimbal ci tabaski bi. ok d'accord léegi est-ce que mën nañu xaar tey jii armée jël ko évacuer ko génne ko Sénégal yóbbu ko ci dëkk tubaab bi pour ñu jéem ko sauver essayer xool boo xam dina mën a doxaat wala. mais wax nañ leen ne loolu te mënu ko faj. paralysie boo xam ne c'est irréversible. médicalement mënatul am dafa parce que bi mu mbëkkee dafa gaañu boo xam ne dafa paralysé. capitaine bi koy commandé mu ngi koy nemmeeku parce que deuxième fauteuil boobu sax ci capitaine boobu la jóge. waaw parce que maa ngi ko dégg mu naan am na officier bu ko jëndal fauteuil. waaw officier boobu ci benn camp la bokk et puis officier boobu am na fu mu jógee. donc moom par rapport li mu wax amul parce que mu ngi 2 fauteuils. mu ngi 2 fauteuils ñu ngi koy jënd ay garabam. ndimbal yi jóge ci quartier bi dem ci ñëpp mu ngi dem ci moom. plus li ko semer di jox.
yoo xam ne aussi jarul ñu ciy àgg comme ni ma waxee rek nit mun na nekk détresse wala peut-être aussi moom muy mbébét leneen nag loolu moom beneen kii la waaye li nga xam ne yëpp yelleefam la ak àqam quartier dina ko jox mais nag aussi faut pas mu fàtte blessure am fu mu jógee blessure boo xam ne opération la kenn commandé wu ko du service commandé moom moo xool ba mu neex ko mu dem def coobare boppam loo xam ne moo ko gaañ mais nag li ci ëpp solo mooy que yërmande lañ ak solidarité la ñuy doxal. mais est-ce que ONU dugal na ci loxoom. ONU dugal na ci loxoom parce que évacué na ko mais ONU indemnisé wu ko parce que ONU responsable gaañu boobu. mais yow nit ndoy boo jógee sa cawari bopp nga jóg RFM sa liggéeyukaay. waaw. boo demoon ba toog yow sa cawari bopp nga jóg. dem mbëkk miir bi nga gaañu. loolu la ñuy wax détachabilité loo xam ne amul dara lu mu def ak sa liggéey. mais yow boo yore micro bi par exemple ngay wax bon je parle en profane mu am masse courant nga gaañu. loolu kii la sa employeur dina la indemniser. donc moo tax ONU affaire boobu bi mu amee. ONU faj na ko quand même yóbbu na ko mais ONU indemniser wu ko. alors que am nañ yeneen ministères yoo xam ne dañu gaañu mais gaañu boobu ci liggéey bi la. moom nga xool ba mu neex ko mu dem def. ok. loolu lu kenn mënul faj donc foo ko mënti yóbbu aussi mënuñu ko faj te mënuñu ko appareiller loolu ñu wax un malade grabataire. métti na nag trop métti na ndogal la. ñu koy masawu vraiment Cheikh. vraiment yéenewuñ kenn loolu. loo xam ne aussi koo xam ne surtout koo xam ne si ñun la bokk. donc évacuation mënul nekk parce que amul benn njëriñ parce que mënatul wér. Njaay mi ngi noonu ginnaaw ñun suñ dégloo fee dañuy déglu fii te terewul tout le temps ñu ngi masawu malade bi tamit di remercier waa DIRPA parce que tout le temps ñun suñu liggéey def ñoo wax ni man ne day leen dem à la source. waaw source yi sax am na yeneen yu ñu may yoo xam ni sunu éthique ak déontologie moo ñu mayul ñu publier ko. ak du may l'armée. ah dara ak. du may l'armée. déedéet du duma sax non du duma xam nga tey jii. wax ko fi seet. ay preuve la yu ban am non ay preuve xam nga tey jii c'est que lu mu doon rek da nga koy gas ay preuve c'est que da ngay am ay preuve yoo xam ne sax soo ko publier. du arranger ki tëdd feebar. du ko arranger parce que ay preuve la. donc li ñuy wax man loolu lépp nag intéressé wu ma. la waa ji wax malade bi la mu wax. film nii intéressé wu ma. lii waa armée wax intéressé wu ma li ma intéressé mooy. képp koo xam ne mën ngaa dimbali malade bii. nga def ko rek te yàlla rek tax. autorité armée yi nga xam ne yàlla may na leen ni koppar nañu jéem a sax xool tamit def dara gën koo jàppale. kilifa yi nekk ci dëkk bi te yàlla may leen wërsëg ñu gën a jàppale malade boobu noonu bu baax a baax a baax. Sénégalais yi ak fu ñu mën ci nekk ci Sénégal ñu dem jàppale ji malade boobu nekk Kër Massar numéro bi xam ma nan këruwuma ko sax mais dinañ ko joxe pour que ku ko mën a jàppale nga yónnee ko fa xaalis seeti ko. waa armée nag waa ji armée bu leen fàtte ni militaire la ba léegi même su fekkee dafa tëdd feebar. dara mënu ko yëkkati foofu yóbbu ko te armée àndu ci te armée ci boppam waa DIRPA ñoo ni dafa paralysé te kenn mënutu ko faj donc ñun te DIRPA du kaddu gu ndaw kaddu général bi la kaddu armée nationale la donc. loolu leen indi li doon ci dossier man déjà boo nekkoon sama fans dama lay tàccu. waaw. su ma la faawoon. baan man day xëy di ma gën a bett. waaw parce que. waaw ci sama xam-xam bu gàtt. c'est la première fois ma gis lu mel nii am. armée intervenir ci nii. joxe seen version. armée voilà seen wax dafa yombul nag. très bien moom ça va la grande muette moom yàgg nañ ko dégg. donc bu ñu defee lii. jaare ko ci yow. te sénégalais yi soxla woon ko. baax na. waaw Sénégal te dafay faral di baax xam nga lu tax. mooy booy soñu nit ñi pour ñuy engagé wu ci armée bi. di taxawal seenum réew. nit ñëw ne la armée laa nekkoon am tolof ñu seetaan ma day baax ñoom waa armée. ñu leeral ñii fi demee. dina tax jeune bi bëgg a engagé wu doon soldat. courage am dara du ci wàññeeku. engagement am dara du ci wàññeeku. mais tey booy wax naan soldats yi dañuy dem après bu njëkk ci problème ñu seetaan leen nga génn ci kenn ku ne dañ koo seetaan te ñoom waxuñu ëllëg si biir koo ne kay engagé wu mu bañ. te réew mu ne da ngaa soxlay soldat. donc lii moom lu rafet la. xëy na nag waxin wi dëgër na. parce que boo nee jàkk nit ne ko mënoo wér loolu moom neexut a dégg. même ñoom suñ ko xamee. waruñu di ko wax. parce que ki tëdd lalu hôpital. wér la bëgg nga ne ko mënoo wér. kooku moom yokk nga ko wopp. moom mbiri soldat la ñoom kenn voilà du am lu ñu leen di critiquer. li ci des nag mooy. bu fekkente ne loolu yaa ma gën a xam yéen homme de tenue yi
boo xasee ba dugg ci yenn koor yi. fii yaa fi sol tëni tey. ana lu ma so waxal rek. boo xasee ba dugg ci yenn koor yi. muy metti da ngaa war di noppi. muy naqari da ngaa war di noppi. on souffre en silence. parce que la nga choisir moom moo ko laaj. muy benn. ñaareel ba mooy nit aussi boo ko jabootee ñoom armée bi jaboote waa ji. mu dem mission. ONU OUA CEDEAO ku ko mën di yóbbu. lii dal ko fa. li ñu war a jiital d'abord mooy doomu Sénégal. ñaareel ba mooy xëy ci coobare boppam sol tenue dem engagé wu ne day dem mission. ñoo ko formé. tàggat ko. équipé ko. envoyé ko. donc kon lu ko mënti dal waroon nañ koo taxaw ba du yegg ci rajo. dëgg la yooyu la. man jàngat yooyu laa ci am. léegi nag moom na jàpp ne donte ki wax nee na mënut a wér. wér ak wopp ak dee yàllaa ko yor. ay mbokkam nañu ko jàppale. Sénégalais yi continuer di ko jàppale ñoom armée ñu continuer di ko jàppale. parce que nag seen njëriñ a ngi ci de. waaw. la ko tax a daanoog fa mu demoon nag yooyu yëpp comme li nga wax sànq. guddal jël la jarul di fàttali. jaru ko de. parce que tey boo gisee koo xamante ne ji maanaam dafa daanu ci luñ ko maanaam dafa amee feebar ci lu ko armée santul. mu sonn. gis nga koo xamante ne ji la ko dal armée ko yóbbee. terewul mi ngi sonn. donc kon amul. voilà waruñu am distinction lié ko lottalu ko. jaajëf bon man daal loolu laa ci xam. ñu jël dit wér les problèmes de l'armée doit rester dans l'armée. Ndiaye xam nga bijouterie baax yaay. dégg naa ko de. ñooy def bës ci jamono yi déglul femmes yi. di wax nag ak naqar ak xol bu jeex ak bettaange tamit lu ñu yaakaarul woon ci fi ñu doon bàyyi suñu xaalis moo ñu fa dal ñuy teel a jóg di guddee wàcc di dundee nag ñàkk kase amoon nag benn bijouterie bu nekk Pikine fa ñu dëkk fa ñu juddoo ñu koy séqal ak ñoo xam ne nag ñoo juddoondoo ñoo màggandoo nekku demuñu woon ci ay inconnu ci ñu xam lañ demoon di fa dépôt bijou bu ñu am ñooñu ko jaay muy bijouterie baax yaay ñu koy wax bijouterie bas jànq mu ngi fa tegoon nag xale bu góor bu tudd Mor Samb Gueye moo fa nekkoon di ñu jaay ñun borom bijouterie bi sax xamuñu ko Mor lañu xamoon Mor moo ñu doon jaay waaye rek moo amee ak Mor problème ñun xamuñu seen problème ak Mor ñoom ñu ngi ci seen justice waaye suñu facture dañu fa amoon def suñu dépôt suñu xaalis nekk fa loolu lañ ñu leeralul te heure bu ñu demee mënuñ li ngeen ñu jox li ngeen fi joxe nekkul ci ñun ci loxo Mor da nekk. da nga faraan jënd ay bijoux ba benn moment lii dal la wala ndax yaa ngi fa doon soog a dem. dañ fay jënd ma fay jënd ay bijoux bientôt 5 ans ngi nii ci bijouterie bi ma fay jëndee ay bijoux yi bu ma am te mosu ko fa am problème depuis mu jàpp ko xale bu góor bi am problème cëñ bu lekk suñu xaalis yëpp téye ko ñun suñu xaalis xale bu góor bi moo ko lekk xale bu góor bi moo ko lekk nag ñun xale bu góor bi su ko lekkee te xale bu góor bi mu teg ci yoon tëj ko ñun suñu xaalis moom nañ ko jox ñun soxlawuñ suñu xaalis sax ñun bijoux lañ soxla ku ci ne na la nga fa am na la ne lii nga bëgg ak lu fa dese nga joxe ko jël sa bijoux ñun loolu rek la ñu toxal ñun indiwuñu ñun demuñu ci ay justice demuñu ci lenn ñun suñu xaalis dañu soxla te nag bu dee doole la ñuy jaay ñun ñu ngi toog ànd ak suñu borom ànd ak yàlla teg lépp nag ci loxo suñu borom ñun lañ jox na suñu xaalis ngir Rasulillah ngir jëmmi yàlla suñu borom. yéen da ngeen daan dafa bàyyi seen xaalis boobu mat ngeen jël seen or. ñun dañuy def dépôt ñun tey suñuy lim fi la ñu fanaan du ñun dong am na Amérique waa France waa Italie waa Sénégal jaay ko tu jën yi ñun ñi nga xam ne dañuy wàcc gontu 4 heures wàcc 1 heure du matin nekk ci tali bi ba xaaju guddi ñun ñëpp ay liggéeykat lañ defar suñu dépôt yoruñu nag global dañuy def bu ñu yoree suñu 100000 francs yóbbu bu ñu tegee suñu natt bu am doole jël suñu 300000 dem yóbbu fa du xaar ba mu mat xanaa ñun ñoo ko wóolu xanaa ñun ñoo bëgg mu avancé ñun moom war naa doxal ni ay jigéen la am moom xanaa amul ay jigéen xanaa amul ay rakk ndax ñun sonn nañ man pour l'instant nii ma fa am 400000 francs dépôt nag ma fa defoon teg ko ci loxo muy 50000 francs négocié naa ak moom ba jotoon 50000 francs yooyu sama facture bi nag sama 400000 francs moo fa nekk te du ca bijouterie ba may ma ko nag saraxu ma ko nu may def nag ba jot ci laay wër ndax ñun suñu xaalis ca bijouterie ba la dugg la mu am ak nag problème bi am ak Mor ba tëj ko loolu mook Mor la ñun nag suñu xaalis mu ngi ca bijouterie ba nañ jox suñu xaalis rek ngir jëmee Rasulillah. soxna si aussi si nga bokk ñaata nga fa déposé. man déposé naa fa 600000 francs laa fa déposé. lii ma takk yépp ci moom laa ko jëndee même facture lañ doon am. kiñ doon seqal tamit ñun xëy na xamuñu borom place bi mais kañ doon seqal lañu xam comme kañ doon seqal lañu xam moom bu amee kañ doon seqal problème mais ñun génnuñu ci mbedd mi fekk kuy jaay café ñu jox la suñu xaalis wala ñu ne kële day jaay or ñu jox la. dañoo dox ba ci biir place bi ñu accueillir ñu accueil bu baax. ñu yàgg fa jënd or nag ndax jënduñu fa tey jënduñu fa démb te jënduñu fa bërki démb kon nag li ñu soxla moom mooy suñu xaalis ñuy ñaan aussi justice ñëw dugal ci loxoom ndax lii dafa neexul ndax mënoo
yow ngay dajale sa fukk ak sa toog fee borom juróom-ñeenti millions yow nga am benn million borom juróom-ñeenti millions ñëw jël sa benn muy fukk te kenn du ci wax ñun loolu la ñu bëgg réew mi loolu dañ fi doole moo fi mën dëgg boo amee dëgg doo dem boo amee doole nag ñu yëkkati la teg la ci kaw dootuñu seetati dëgg xaalis bi rek la ñuy seet booy dem di déposer sa ay plainte ak yooyu sax dañ lay xamal ne la waa ji dafa am doole mais doole moom mooy la doole mën dëgg. bëgguma koy tooñ jigéen nag moom lu jëm ci xale ak ay jigéen moom kenn waru leen def lu leen metti nañ leen lijjanti gérer leen ay ñii boo xoolee li ñu wax nii xam ne ay liggéeykat lañu amuñu ay moyens. waaw di dem di teg par benn pour mu mat dara ñu am seeni or. borom atelier bi borom baax yaay man mii woo naa ko téléphone. expliqué ko lii. mu ni amul lum ci wax parce que du moom joxuñu ko seen xaalis. mais tamit tey xale yu jigéen ñi ca mbaaram ma la ñuy dem. Mouhamed Ndiaye nga fa abaay borom mbaar mi xaalis bi ci boppam Mouhamed Ndiaye lañ ko jox Mouhamed Ndiaye defaral la facture mbaar mi nga fay. ñu dugal nga téye sa xaalis abaa ngi toog Mouhamed Ndiaye di encaisser xaalis bi léegi nag Mouhamed borom mbaar bi ci boppam bi affaire bi explosé dafa porter plainte Mouhamed Ndiaye mi ko doon encaisser affaire ñu jàpp ko tëj mooy moor mi ñuy wax nii léegi nag moom borom mbaar mi ci boppam dafa bëgg dégager wu responsabilité abaa su nekkee fii di encaisser xaalisu publicité RFM yi te publicité jàllul léegi borom publicité yi ñëw ni ko yow suñu xaalis te yow abaa ngi leen doon jox facture RFM su gars yi di porter plainte te RFM la ñuy porter plainte même bu dee RFM mënul fay na wax ak ñoom wax ju neex. voilà ñu topp ci ginnaaw di ko lijjanti nànk-nànk ñii nga avance leen ñii nga xool noo ko gérer. waaw mais dafa bëgg a dégager responsabilité te xam naa su subaa dinañ ko yeggale jigéen ñi wax dañoo bari de jaay. est-ce que Kumba bokk ci sax. Kumba mais yow lan moo tax yow nga doo may ki jàmm. non moom sax maa may jàmm mais mayal ki jàmm. màggal lañ jëm weeru safar lañ ne mayal ki jàmm.